ay moo leen di may seen revue de presse tikatina vox populi de tey Modou Diagne Fada la jox kaddu Modou Diagne Fada ne boo moytuwul day daanu yokku lañ doon jëndee gerte yi ci baykat yi alhamdulilah le tey mooy quotidien ne ma déet bul gaawtu Sonacos kay ndekete la muy def moom moo di jël gerte yi nag di ko jaayaat yéetuwaay yéene kaay bi ne ma loolee la Sonacos di def askan wi nag ñu bari laa la wax ni ñi ngi xeexal Sonacos ngir mu am gerte gu doy goo xam ni mën na ko nal usine ya daal di dox ñu am diw gu doy waxtu woowu moom Sonacos moomee day jël gerte gi di ko daal di dajale di yóbbu bitim réew di jaay ci prix bu gën a di jaay ci nu mu gën a chéré Modou Diagne Fada mel ni ku koy dëggal ci yéene kaay bi moom directeur général bu Sonacos ne Sonacos am na sañ-sañ ak mën-mënu yóbbu gerte bitim réew kon wax ji lu koy dindeeg lu koy weddi xam Sud Quotidien ne ay wacca Casamance tey xaw ñu kañ lay wunni ba jeex tàkk yéene kaay bi ma waa MFDC de ñoom dañoo mel ni sax ku faf di weñ ay loxo ngir nag ay waxtaan déggoo daal di am de ay négociation Edmond Bora mooy njiital MFDC gu yees gi nee na nag xaajaloo gi ñu xaajaloo ñun waa MFDC warta nekk nag fu gouvernement bi du sukkandiku ngir nag bañ ñoo woo ci waxtaan ngir ñu xool nees def ba déggoo am suñu diggante Dakar Times ne la waral it ñu tëj Boubacar Seye ci kaso bi day ci loolee lay daal di ñëw mu di xeex màngaan gi waaye tam koppar gi nga xam ni dugal nañ ko ci yéene kaay bi ne ma am na rapport boo xam ne wax na 2005 jàpp 2019 koppar gi nga xam ni def nañ ko ci màngaan gi mu toll ci nag 200 milliards ci suñuy koppar benn pàcc bi jëm na ci njënd matériel waaye tamit dooleel lu yër frontières yi geneen pàcc gi ñu def ko ci ñi nga xam ne dem nañu bëgg a ñibbisi ñu yombalal leen ko beneenu pàcc gi ñu jàppandal ci liggéey waaye tam ci matukaay ñi nga xam ne ñoo bëgg a dem tugal ngir ñu yebbi toog ci dëkk bi atub 2005 2012 2015 ak 2019 dugal nañ ci koppar gu toll noone ci réewum Sénégal ngir màngaan gi dakk te yemuñ ca de Union européenne ak yeneenu kuréel dugal nañu alal ci réewum Sénégal ci màngaan évidence yéene kaay ne lii de gouvernement ji ci waroon andi tontu waaye nag seen waxtaan ga ñu waroon amal ak taskatu xibaar yi dañ koo dàq yéene kaay bi ne ma dafa sax faf nag jaarut yoon amut bopp amut génn te kenn jëlewu ci benn xibaar critique yéene kaay ne waxtu woowu moom président Macky Sall day mi ngi nii di dund di doxal waaye amul directeur de cabinet ndax Mahmoud Saleh nag lu jege weer a ngi nii ma nga ca tugal ci réewum France yéene kaay bi ne ma président nag fu ne ma nga fay daw di wuti ay collaborateur ngir ñu taxawu ko ne ko Mahmoud Saleh doon taxawoo l'observateur ne président kay boppam it ma nga ca leneen de leneen li président Macky Sall yëg kay l'observateur ne ma moom moo di nag ñàkkuk premier ministre moo taxit président day dem sukk ci leneen mu di nag ut ay délégué ministériel ñooñee nag daañu wàññi liggéey secrétaire général bu présidence de la république bi waaye tam lépp loo xam ne tënk nañ ko ñoom gouvernement gi liggéey gi mën a gaaw l'observateur ne moom kay président utul premier ministre de waaye dina ut ñoo xam ne le premier ministre daan def daanaka loolu la ñuy def turbine yéene kaay na ma Idrissa Seck day mani la troisième mandat bi moom keccet ko ca moom Idi Mburu moom Macky Sall soow jaxasoo nañu boole naan mbaa boole tuur moo taxit la Macky bëgg la bëgg yéene kaay day média bi ne ma Idrissa Seck mësta wax ci troisième mandat bi te yaakaar am na nag ci ne du ci mës a wax yéene kaay bi ne ma avenir politique am xaj na ci ak leneen loo xam ne tax na ba Idrissa Seck du ci àddu vox populi ne ma président Macky Sall day def na ay doomu réewum Sénégal njabootu président Tchad ba woon di seen abré libération yéene kaay ne ay jege ñaalem day ñu ngi ci scandale yu dul jeex Ousmane Sonko moom gars yi ne nañ ko sax plainte dina dem toog Mamour Diallo ñu fàtte bosam coowal 94 milliards yi daal di nax saay direct news ne yi Mamour Diallo day même bu ñu fàttee coowal 94 milliards yi scandale yaa ngi ko topp ba tey de moom Diallo jéeri am na geneen coowal terrain goo xam ne tudd nañ ko ca soga beeg leen dénkoon sit ya waaye ay mètre carré yu sakkan lool tibb nañ ko ca waaye des ko sax directeur am ba am ful la dakkal bépp ak liggéey boo xam ne amal nañ ko ca terrain yooyee nga xam ne seeni borom ñooy ñàkk rek ndax liggéeyee dakk na kenn nag ca cadastre wala ca domaine nanguta wax nag fan la ñu xaatimee loolee nga xam ni yéenekaay bi mi ngi leen duppee ay victime Mamour Diallo ñu seeti vox populi mu may xamal situation bi nga xam ne toll nañ ci coronavirus doy waar te ku tiitu li tiitu war na la ci ñetti fanweer ak benn ci ay doomu aadama ñàkk nañ seenug bakkan maanaam bés bu yàlla sàkk lu ko gën a yees fukki nit daanu ñàkk seenug bakkan téeméer bu nu seet fukk yi ak juróom-ñett daanaka ñaar fukk daañu am wopp coronavirus le quotidien ne moo ne day dafa mel ni ay làmbatu dafa am ci vaccin bi de le soleil yéene kaay ne man la gouvernement bi kay président sàkku na ci ñoom ngir nu waajal nag tàmbalee ñàkk nit ñi vaccin bi nag ngir mu gaaw a antu sax boo moytul daan ci boole nag ay takk der ngir ñu taxawu nit ñi ci yombalal leen vaccin bi ñàkk yaa ngook waaye bu leen fàtte ni it coronavirus mi ngi ci réew mi te day faat ñu yendoog jàmbok thé Dawas le thé à l'état pur di ataaya bi gën ci ataaya yi moo leen doon may seen revue de presse
jëm ngook jaajëf Mantoulaye ci bundoy jaajëfal leen yéen it ci teelu bi kon Yacine Seck bi la jotaay xibaar fii la nu kandaat képpe ñu di la jaajëfal Mambé Ndiaye ñu joxante dig daje xam naa ni demain inchallah à 6h30 lay doon fii sur Sen TV waaye sur Zik FM ñu am mbégte kontaan saa su nekk di jàkkaarloog yéen di leen jaajëfal it si seen kóolute may jaajëfal Siré Si mais di jaajëfal Pape Manta Mboup également demain vous serez là di jaajëfal it Hadj Mansour ba suba ak jàmm merci Yacine Birame Touré ba suba ak jàmm inchallah adama mbokk yeeg xarit yi nag ba suba ak jàmm inchallah bu leen fàtte saa su nekk lépp luy doon sur Sen TV lay doon ak sur Zik FM bonne journée à tous. ataay bu normal baa ngi ni lée nga def ci ne sa 3 normaux maa la ko wax lëwal 2e 3e waaye tarxiisal waay mooy te dawaas dama ne la war nga dawaas fa day sell na set na neex na fuural ànd na qualité te baax na tamit teg ca dama ne war nga bi gaay yi doon xaar daal ñu ngi nii amateuru caay nii war nga dawaas a ngi nii romb ko erreur la dee te dawaas à l'état pur war nga dawaas mooy buuru war gay. Et si vous terminiez 2020 avec le sourire? En cette fin d'année, avec Western Union, offrez de l'argent à vos proches partout dans le monde à partir de 250 francs de frais de transfert. Partagez de la joie avec ceux qui comptent pour vous. Rendez-vous dans une agence Western Union proche de chez vous. Western Union réalise également un bénéfice lors de la conversion de devises. Plus d'infos en agence. Savez-vous ce que ressent une femme durant son rituel beauté? Ce qui motive ses choix, son attitude. La beauté d'une femme est d'abord naturelle. koy waajal jëm ci xeex mbas mi président Macky Sall ndiki démb di sekk na ci waxtaan ak ay jëwriñam ngir naka waajal askan wi sàkku na ci jëwriñ bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram ngir nag ñu def seen kéem kattan ba bu ñu sa tolloo rek askan wi mën a dem nangu dem si li nga xam ne seen tey bakken mën a ñàkku ngir mën a mucc ci mbas mi dañaat du yite jëmale ba tey ci mbas mi tiitaange gi nga xam ne askan wi ñu ngi ko ci amee waaye it ña sa bari jamono ji mën nañoo respecté la nga xam ne dogal ñu jël ngir mën a mucc si mbas mi du mesure barrière yi daañu ci def ak taxaw seetlu waaye loolu it dana sa bokk ca réewum États-Unis xam ngeen ne ni ki démb ñeent fukk ak juróom-benneelu njiitu réew ma di Joe Biden démb la ñu ko teg sa jàll ba Donald Trump daf ko wutu mu mel ni kon moom nag ba mu sa noppee gannaaw ba mu waatee it jot na xaatim yenn ci ay décret yu nga xam ne nii toll na si fukk ak juróom-ñaar daañ ci dikk ci bii la jotaayu xibaar li yéen kay xëy dëxëñ dana sa bokk ak Mantoulaye ci bundooy ngeen taaxirlu ñu xuus si faram fàcce gi. jotaayu xibaar bi jàppale ne kon yenn ci ay ponk dañ koy jukki fës kee ne ko faram-fàcce lax ñi nga xam ne ñoom la ñu bokkal plateau bi kon nag jàppale ne ni ñu leen ko waxee ci ndorteelu fii ci réewum Sénégal ñu ngi nekk ci wàccaayuk andi ñàq bi ngir nag askan wi ci boppam mantee rek ñaxu mën a mucc ci li nga xam ne moom mooy coronavirus ni ki démb si ndajam conseil des ministres bi njiitu réew mi président Macky Sall sàkku na si jëwriñ bi ñu dénk wàllug wér-gu-yaram mu def kéem kàttanam ngir askan wi ñu mën leen a ñaax gasawar ngir nag vaccin bu si dikkee ñu mën a dem si teen teeyuk bakken sàkku na ci takk der yi ñoom it ñu bay sa seen ak waar ngir nag vaccin boobee bu dikkee askan wi mën a ñàkkute doo am benn fantasiro fasantek sikkima laata boobu tolluwaay mbas mi fii ci réewum Sénégal ñaar téeméer ak juróom fukk si ñu nga xam ne ni dañu leen testé woon ñu gis ne amee nañu jàngoro ji loole démb la ñu ko am mu mel ni kon jaww mi ngi wéy di desu xam bin terewul nag ñu gis ne am na ñoo xam ne nii jot nañu leen testé ba noppi gis ne am nañu jàngoro ji waaye dañoo daw kenn xamul fu ñu nekk bokk na ca diwaanu fii ci diwaanu Dakar Kaolack ak Fatick looloo tiital askan wi looloo sabab bi docteur Ousmane Gueye njiitali SNEIPS jot saa yëkkati ay kaddu di dànqaaf waaye di ñaax ñu teewlu ko. dañ koy dëggal am na foofu Kaolack Fatick tam wax nañ ñu ko foofu Dakar gi am na ñoo xam ne kenn mënu leen jot te day am ci voyageurs yi xëy na mënuñ laan wax lim bi nii la toll mais am na waaye jamono ñu toll nii région médicale yi yëpp ak seen district yi yëpp vraiment ñi ngi ut ay pexe ñi ngi lal ay pexe ba saa yu ñu jotee benn malade rek danañ xam foo dëkk pour sa adresse bu normal mën laa topp wax dëgg yàlla defe naa li ñuy wax ni xëy na fii ay fan danañ ko fàtte parce que vraiment am nañu ay pexe yu bees yu ñu lal loo xam ne mën naa tax nit ki duñu rëcc incha allah rek
may ni it loolee mënees nañu wax ne bu fekkee ñooñee dañoo daw dugg ci biir askan wi njortees nañu kon dana bëri ña ñuy wàll loolee it ay kàddu la yu xam ne tukkee na si njiital SNEIPS docteur Ousmane Gueye waxtaan la mu sekk ak Fatou Mbaye Diop. bañ faju wala sax joxe adresse bu baaxul wala bu wóorul ci booy def test Covid 19 mu mel ni ne jamono ji ay district sanitaire ñu ngi koy jànkonteel mu doon situation boo xam ne ay nit dañ leen di testé positive waaye nag ngir ñu gisaat leen wala tegaat leen loxo rek day jafe ca Kaolack Fatick wala Dakar li ni mel am fa li ci gën a day waar ci bile situation mooy nit yooyu le dañuy ñibbi seen i kër te duñu informer seen i njaboot wala sax ñu nekk ci biir nit yi te lenn wóorul ne ñoom ñi ngi daal di suivre lii di protocole sanitaire bi ba tax na nag dégâts yi mën a tàmbale ci foofee ndax nag yile cas positif ñoom dinañu mën a wàllaate lii di feebar bi tayit yokk li nga xam ne moom mooy contamination communautaire li ni mel nag nekk musiba si bu fekkee ne sax ñenn ci askan wi ñoom duñu respecté li nga xam ne moom mooy mesure barrières yi ba tax na nag kenn ku ne war nga dem ak sa xel surtout lu jëm ci wàllu duut baaraam ñi feebar waaye tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy cas positif yi daal di nag réer ñii di docteurs yi ñoom it tamit war nañu jël seen responsabilité te xam ne ñoom mën nañu yokk feebar bi ci biir askan wi te duñu ko xam. Fatou Mbaye Diop dañuy desandi ci tolluwaay mbas mi fii ci réewum Sénégal ñu def ak taxaw seetlu diggante Sénégal ak yeneen réew yi jàngoro ji ana ñen la ci gën a sonal Sénégal nag bu ñuy saytu ñi nga xam ne jàngoro daf leen tëral téeméer boo jël ñaari toftal jàppale ni it laal na leen mu mel ni Sénégal mi ngi topp ci ginnaaw Nigéria moomee nga xam ne lu toll si téeméer ak lu sol si junni ak juróomi téeméer jot nañu si ñàkk seen ak bakken taxaw seetlu bu Alassane Baldé la ñu si àndal. ci limu ñi nga xam ne dañuy ñàkk seen bakkan ci Sénégal nag daanaka ci téeméer boo jël ñaar ak lu toftal ñaar ñooy daal di ñàkk seen bakkan lu weesu Nigéria bi nga xamante ni moo ñu jiitu ci déndu Afrique bi ñu ne ñu jàpp ni Sénégal moo ci tegu bi mbas mi dooree ñaari fan ci weeru mars ba nigi moo ne ñi laal ak doomu jàngoro bi seen lim daal di toll ci 23 642 mu mel ni Nigéria rek moo daal di ëppale Sénégal ci wàllu googule ndax ñoom daal nañ cee tak lu toll ci junni ak ñeenti téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent ci ay doomu aadama yi nga xamante ñàkk nañ seen bakkan Mali nag moo ci daal di tegu moom mi am lu toll ci ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñaar ci ay doomam yu ci daal di ñàkk seen bakkan Côte d'Ivoire nag moom moo nekk ci ñeenteelu place bi moom am na lu toll ci téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ci ay doomu aadama yu ci daal di ñàkk seen bakkan yeneen dëkk yi lu ci mel ni Togo Bénin Burkina ñaari Guinée yi ak ñoomin seen foofu nag ñi ñàkk seen bakkan seen lim tollagul ci téeméer xayma yu ni mel war a delloo si xel yi ci faat gi nga xamante ni lii di corona bi ngi koy faat ci réew mi ba war a tax ñu mën a soppi aw doxalin rawatina ñi nga xamante ne mooy cas grave yi ndax ñooñee ñoo ci gën a loru. jaajëf Alassane Baldé Siré gis nañu ko am na si ñoo xam ne dañ leen testé positif waaye dañoo daw Dakar Fatick ak Kaolack loolu yéeme na. waaw absolument xam nga mooy li ñu doon wax sànq d'abord stigmatisation daf cee dugg. xam nga Covid bi muy doog a ñëw fii daanaka sax loolu da ngay xool mooy rapport avec nit ku ñuul ak rapport bu mu am ak feebar déjà loolu dafay kii beneen bi tamit mooy actuellement nii bu ngeen xoolee actualité yële passé gars yi dañ doon génn di wax conditions yi ñu nekkee woon ci centre de prise en charge yi donc nga xam ne véritablement ñenn ñi ils préfèrent sax bu ñu ko amee jéem a sooxoog moom parce que voilà pour jéem a au moins assurer l'activité économique ñu mën a avancer mais xam nga affaire nit ku ñuul des fois symbolique ak représentation dafa fort ci moom ba nga xam ni di nga toog yenn situation yoo xam ni moom soxlawul dëgg quoi moom symbole ak représentation la xam nga Covid bi muy ñëw fii nit ñi dañu toog préparer ko dañ ko seen fële mu jóge Chine jaar Amérique dugg Europe donc ñëpp xamoon nañ fi lay ñëw en termes de représentation ñu toog xaar ko mu ñëw gars yi song ko bëreeg moom daan ko entre guillemets mu tombé côté fin d'année léegi dans la mentalité li explique relâchement yi dafa mel ni comme si mbër bi ñu waxoon ne bu ñëwee danañu tëral ñun ñëpp ñuy dee comme ay mouche ñëw na fi ñu wan ko suñu doole ba organiser suñu màggal de Touba léegi 31 bi jot na noonu ñu suulee 2020 bi noonu la ñu suulee Covid bi léegi gars yaa ngi ci leneen te fekk nag Covid bi mi ngi fi ba léegi parce que période bi gën a graaw ci Covid bi mooy période de fraîcheur mooy hiver ak période kii bi donc loo mënti def moom pour mu mën a propager wu dafay gaaw boo xoolee courbe àdduna bi yëpp période bi nit ñi sax dellu nañ confinement mais courbe bay yaa ngi yow donc yow il faut nga jéem a xam ni ki ngay bëreel période bi mooy temps fort am nga jéem a am noo organiser woo mais ce qui est sûr mooy
probablement si les gens continuent à faire l'effort takk masque respecter barrières yi bu tàngaay bi commencé dugg ci mois de mars normalement on devrait voir les courbes descendre. wàcc Biraye mu mel ni kon ñooñu dañ leen testé ñu daw waaye am na si ñoo xam ne dañ leen hospitalisé ñoom ñu ngi seen i kër foofu tam wàllante bi mën na fa am te lu gaaw lay doon waaye am na si ñoo xam ne it mën na sa ñoo xam ne ay asymptomatique lañ am nañu porteur de virus ba pare gisuñu benn signe waaye ñu ngi wéy di dox ñooñu it mën nañ joxe jàngoro ji ndax xeex ka dana yomb. xam nga mooy li ma doon wax sànq il faut nécessairement ñu accentuer la sensibilisation xam nga yaa ngi naan ku ñu testé mu positif ki nekk hôpital mu daw ki nekk këram daw mais il y a beaucoup de Sénégalais aujourd'hui fii ci Dakar benn ci man ñoo xamee ni dem hôpital sax te nañ ko parce que dañu naan bu ñu demee ñu defal ma test Covid-19 ne ma positif naa wala négatif naa il y a des gens qui circulent avec la maladie actuellement qui rechignent à aller à l'hôpital ñoo xam ne nee nañu doot ñu dem hôpital wala duñu dem hôpital di def li ñu naan automédication am na ñu ko yore ñu ngi koy wàllante parce que aujourd'hui si tu regardes le taux de contamination par transmission communautaire li muy ëppee li nga xam ne ni moom mooy les ni ko docteur El Hadj Mamadou Ndiaye di waxee les cas suivis par les services de la santé ak yu mel noonu ñii di communautaires yi ñoom ñoo ëpp mais ci communautaires yooyu am na ñu dem wàll ça veut dire que beaucoup de Sénégalais aujourd'hui peut-être sont avec le virus wala le coronavirus mais bëgguñu sax dem defi test waxtu malak sax ñu leen di testé ñuy positif ñu naan dañuy toog ci hôpital bi wala ci centre yi. El Hadj njiitu réew président Macky Sall moo waxoon nañu dëkkandoox jàngoro ji apprendre à vivre avec le virus waaye anam nga ñuy dëkkandoox moom jamono ji dafa mel ni la say xeeñ neexul benn yoon. moo toujours mooy li may faral di dénoncer Mamba ci seen communication docteur Ousmane Gueye warut a wax ni dañu daw baat boobu mënuma gëm ni daw la au contraire. ñoom ñoo mujjewul la ñu jëkke woon pour mën a téye nit ñi xam nga un pays bu fekkee pandémie dafa nekk ñi tawat ëpp 3000 alors que 3000 et quelques yooyu 2800 yëpp ñu ngi ci seen ay dëkkuwaay ñu ngi seen i kër nga ni foofu nga leen di faj foofu nga leen di faje ñu nekk ak seen i ay jabar nekk ak seen i ay doom am soxla di ko doxi mais phénomène boobu depuis semaine passée maa ngi koy dénoncé fii mat na léegi loolu presque 1 mois ngi ni ci ginnaaw yoo xam ni ñi feebar nekk seen ay kër ñu ëpp fuuf ñi feebar nekk ci hôpital yi. souvent xam ngeen ni 3000 malades patients yoo xamante ni dañ majorité bi 2800 yi ñu seen ay kër Sénégal amul personnel médical bu leen mën di suivre comme ni mu jaaru ci seen ay dëkkuwaay. am na ñoo xam ni dañu leen di woote yi xaw a bëri comme malade ñu foog ni ñoom ay cible lañu dañuy mujj jànni médecin yu leen di woo. comprendre nga léegi médecin bi bu wootewaat Siré jotu ko ñetti yoon parce que Siré bëggut a jël est-ce que dañuy jàppe Siré comme dafa daw non bu ñu jël problème bi teg ko askan wi feebar ñoom ñoo waroon a continuer ci wàllu financement jël en charge ñi feebar détaché leen ci nit ñi ber leen fenn bu ñu mënta fay hôtel yu luxe yi mais am na fu ñu leen mën a ber comme ni ñu créé woon benn place Diamniadio et cetera yóbbu fa ñu feebar ñu sori seen famille léegi nag comme xam nañu ni loolu tey parce que ça fait 3 jours nee naa leen xam nañu ni couvre-feu wàññiwul feebar bi li ko yokk mooy ñi feebar ñi bàyyi leen seen kër à plus forte raison plus de 2800 malades ñu ngi seen ay kër loolu moo ko yaatal ñu xam ñi feebar ñi exactement ndax ñoom bëgg nañu génn wane ne dañoo feebar bu fekkee dañoo dëju seen biir kër te defuñu recensement pour savoir qui est tombé malade ça va être compliqué. c'est-à-dire comprendre sa question. c'est-à-dire que tey jii nii bu fekkee ni état bi nee nga dañoo war a jël en charge ñi nga xam ni dañoo feebar ci biir kër yi te ñoom ñi seen bopp wane wu ñu. mais état bi ñoo ñu wax ni 2800 ci ñi feebar ñu ngi seen ay kër ñun xamuñu ko. waaw mais dañoo approximativement. non mais ñoom ñoo ko wax. ñi ñuy testé ñu positive ba ñu leen di suivre di leen faj mooy 3000 et quelques ci biir 3000 et quelques yooyu moo am 2800 yu nekk seen i kër ñu koy wax extra hospitalier. mu nekk seen fichier ñu noté leen 2800 yoo xam ni dañu bokk ci ñi El Hadj Mamadou Ndiaye di lim ñu positive mais foofu lañ leen bàyyi léegi loolu bu tasee ñooñu buñ leen jàppee comme ku daw Siré buñ ko woowee owaat gisul ko faj mu jànni leen mais dawul. waaw dañuy assumer seen responsabilité. ci nii système boobu foofu moo sooxe. mais pas. voilà ok loolu xam naa dinañ si ñëwaat Siré. waaw Aliou xam naa du ñàkk nañ si ñëwaat. d'accord ndax mbas mi ba tey ci la ñu desandi. xam ngeen ne mbas mi tolluwaay gi tax na gouvernement bi saa su ne daan jàkkaarloo taskatu xibaar yi ngir nag yeggee joxe yenn ci ay xibaar waaye loolee mën du ko def sabab nag ñu daal di koy dàqandi ba jëmmi jamono loolu ñu ànd seex Evelyne Mandjouba.
ñeenteeli ndaje gi naroon na dox ci diggante ñu jóge ci nguur gi ak journaliste yi du am wala buy ami tamit du nekk léegi te it du nekk ci teewaayu journaliste yi ak ministre yi ci benn salle boobeelee initiative nga xamante ne ni nguur gi da ko daal di woon samp ngir ay ndaje ci diggante journaliste yi ak ñoom ngir laaj ak tontu ci luy soxal nguur gi daal di nañu ko dàq li ko waral mooy contamination wu coronavirus yi nga xamante ne ni daal di ne jéggi dayo fii nii ci suñu réew looloo waral sax ci benn communiqué ministre bi yor kàddu nguur gi di xamal ni ñu ngi amal ab réflexion ngir xam ci ban anam la ñuy wéyale boobu initiative ci loolu sax ñuy fàttali ci ndaje yi weesu bu ñuy xool ci kii ëpp ci li mu génn ci loolu sax ñuy fàttali ci ndaje yi weesu ministre de la santé moo ëpp li mu dajoo ak journaliste yi li ko waral mooy contexte sanitaire. su ne ñaar ci ay jëwriñ dañ daan jàkkaarloo taskatu xibaar yegg askan wi fi ñu toll ci li nga xam ne moom mooy xeex bi ak liggéey bi loolee mënatul am ndax mbas mi ndax amul dara lu muy gàllankoor te diggante askan wi. bañ a def ay rendez-vous boobu ñu doon def di hebdomadaire wala chaque 15 jours di jàkkaarloog presse bi parce que même président de la République conseil des ministres dañ koy def par visioconférence ministre ku nekk toog sa bureau def ko donc c'était tout à fait normal que ministre bañ a ñëw ci dajaloo boo xam ne tu peux pas trier la presse aujourd'hui tu as la presse écrite la presse télé et cetera mënoo ñëw ne ni non je vais juste prendre 2 ou 3 mais comme il a annoncé le ministre Omar Gueye bi yore wàllu boobu dinañ xool beneen stratégie bu ñu jël mais je pense que c'est tout à fait normal de montrer par l'exemple nan la ñu war a xeexee lii di coronavirus bi ak distanciation bi. waaw El Hadj bokkoon na ci anam nga xam ne ni askan wi ci lañ daan amee ay xibaar loolee mënatul ne ndax mbas mi ban jàngat nga ci def. waaw mais comme ñoom dañuy joxe dañu bëgg nit ñi aw yoon bi nga xam ne xàll nañu ko foog ñoom ñu jiitu ci joxe ci exemple ba noppi def li ñuy def donc jàpp naa ne loolu amul problème mais toujours ci seen côté communication foog ñu gën di leeral ci li nga xamante moom la ñuy def et puis maa ngi seetaan démb ci seen show sëñ Modou Moussa Dieng di ko wax il faut ñu arrêter Sénégal ni États-Unis def na lii wala France def na lii ci côté maladie bi wala Angleterre def na nii bokkuñu réalité bokkuñu ay man-man tey bu fekkoonte ne France wala Angleterre 3000 et quelques patients la am kenn du leen extra hospitalier ci biir de quoi la ñu nekk donc tolloowuñu doole tolloowuñu man-man faut ñu yokk plus de sérieux ak rigueur ci ñun suñu compétence ak suñu réalité espace bi ñu nekk mi Sénégal. jaajëf Felage ñu wutali sa biti réew fekk fa wala sax àndax Ndeye Khady Thiam xam ngeen ne kon ni ki démb ñeent fukk ak juróom-benneelu njiitu réew ma si la ñu ko doon teg si jal bi Donald Trump la fa wuutu moomee ba ni ki rek démb la ñu ko teg jot na fa amal ay xaatim dañ siy dikkaat ak Ndeye Khady Thiam Tall. wuutu nag ca bopp États-Unis d'Amérique Donald Trump ba tax mu nekk nag ñeent fukk ak juróom-benneelu président bu États-Unis d'Amérique loolu ginnaaw ba mu waatee ca Capitole ba. that I will faithfully execute the office of President of the United States. loolee tamit waral gulet mu daal di utiliser nag compte bi du POTUS ngir nag daal di rek xamal États-Unis ni leen amatul temps bu muy perdre ndaxte liggéey la foofee laaj Joe Biden nga xam ne dañ ko fal ci jamonoy Covid-19 gi ma ngay nag xamal askan wi ne ci phase bu gën a metti la ñuy daal di dem ak boobee feebar ba tax na mi ngi sàkku ci américains yi ñu booloo ngir mën a nag daal di jànkonteeg hiver bu metti bi ñu nar a dund ba ñu ko doon sampi nag daal dina fa sax taxawal ab minute de silence boo xamante ni jagleel na ko ñi ñàkk seen bakkan ci woppub Covid-19 ñaareelu président catholique bu histoire bu États-Unis ginnaaw John Fitzgerald Kennedy nga xam ne la mu bëgg moo di daan fen ma ngay nag sàkku ci américains yi ñu daal di ko topp ci boobee cause nga xamante ni fësal na ko ginnaaw cérémonie d'investiture bi boobee cérémonie nga xam ne bokkoon na ca ñafa teewul njiitu réew mi daanu di Donald Trump donte ni sax bàyyil na ab bataaxal njiitu États-Unis d'Amérique bu bees bii. jaajëf Ndeye Khady Thiam Tall Siré Joe Biden teg nañ ko ci jal bi. ban njariñ la mën a am ci réew Afrique yi. waaw mën na am njariñ bu bare d'abord du point de vue symbolique xam nga Donald Trump nekk na président ba jóge fi déjà mosul ñëw sax Afrique moom Afrique boole woo ci ay programme am deuxièmement aussi dem na bay wax ni Afrique ay pays de merde nañ dafa di que d'abord premièrement symbolique mooy Joe Biden dina joxaat africains yi la dignité qui est due à leur rang d'abord déjà considérer leen deuxièmement du point de vue très pratique mooy Barack Obama dafa am yu mu tëraloon fii te bien avant moom sax George Bush mooy Millennium Challenge Account maanaam ay fonds la yoo xam ni Amérique doo koy jagleel réewu Afrique yi te daanaka da leen koy may
mais bu leen ko mayee nag da leen di saytu teg leen bët ci lan nañ koy dépenser ci fan donc loolu mën na ñëwaat beneen bi mooy Amérique dañu gëm ni dañu war a former waat leaderu africain yu ndaw yu bees yoo xam ne dinañ gën a mën a am ay principe transparence redevabilité donc moo doon programme yàlla bi kii bi defoon mais lii nar a bees ak Joe Biden mooy africain yi nga xam ne ñi ngi dund États-Unis diaspora africaine je ne parle même pas du Sénégal mais africaine bi nga xam ne sont bien établis et bien intégrés aux États-Unis Joe Biden administration Joe Biden dina nar na liggéey ak ñoom pour que ñooñu mën a dem di investir dans leur pays donc loolu moo nar a nekk particularité bi. jaajëf Siré Sy ñu jàll ci ñaareelu pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram lay doon. tàggat yaram bàkk ba ji Pamanta Mbuub lañu si àndal Pamanta maa ngi la nuyu. maa ngi lay fay bu baax a baax Mame Ndiaye. ñu koy door ak comité bu basket club bi nga xam ne jamono ji mënees nañu rek sukkandiku si njiital Casa Sport ngir ak taxawu. waaw kii nag di njiitu Casa Sport di Seydou Sané moom la nag mu indi ab ndimbal jagleel ko ñi di waa CMT bu Ziguinchor lépp rek ngir mën a nag permettre boobule club nekk foofu ca Ziguinchor mën a nag maintenir ci nag première division bi ñu teewlu ay kaddu ko Seydou Sané ci micro Abdourahmane Diallo. basket Sénégal Ziguinchor ñii ñooy tax ñu waa basket te moo tax ñu jël engagement accompagner leen dañ doon dem Dakar. wala seel yi di cotiser pour dem mun ñu am transport moo tax bu ma dajaa ñoom ñu wax ma ko ma ne damay jël engagement gérer seen transport ci jumtukaay basketteuse dàll am na njëriñ parce que boo buggee dugal bi sa si li ñuy wax dans le cerceau mais sa taxawaay bu dëgërulee rek da ngay daanu wala mu ratax moo tax ñu wuti basket ay dàll basket yi nga xam ne ñoom ñoo ko tànnal seen bopp modèle bi qualité bi ñu jox leen ko. ak kii di président bu Casa Sport di Seydou Sané moom la nag ngir nag tax équipe bi gën a nag mën a góorgóorlu ci seen i nekkin ndaxte soo xoolee ñaari nag jogante yi ñu jot am dañ ci am défaite tax na nag mu promettre leen ne seen jogante gii di ñëw buñ ko gañee rek dina leen nag jox ab ndàmpaay ñu teewlu ko ba tey. ak yàlla bu leen dinaa leen jox lu ñuy wax prime de victoire pour que voilà dama leen di jox neexal pour que ñoom tamit ñu gën ci sawar parce que ku ndee sax am nañu ay. tolof yu ndaw mais duñ ko mën a wax ay jigéen lañu yu bëri duñu ko wax mais loolu nag bu ñu ko commencé def nag ba chaque fois bu ñu amee temps ñu jox leen dara def naa léegi ñu nekk première ci championnat bi te loolu mooy suñu yéene parce que ñoom tey lu dul CMT Casamance yëpp la. dañu yàddu bi la yoon jëmale ci ñaareelu bëccëg CHAN Total 2020 mu mel ni kon jongante bi doxoon si diggante Cameroun ak Mali dañoo témboo. waaw Mali nag jàppal ne démb moom dafa nag neutraliser kii di Cameroun mi nga xam ne moo dalloo boobule compétition kon démb benn ak benn la ñaari équipe yooyu def ñoo jàpp ne nag ñaari équipe yi kon waxtu wi ñoo toll ay poñ ku nekk am nga ñeent waaye teewul nag ba tey ñoom ñi le nag des na leen ab nag poñ boo xam ne moo leen di yóbbu ngir dem ci sa quart de finale ga Burkina Faso moom bokk ci poule A bi démb dafa daan ñi di waa Zimbabwe 3-1 kon ñu wax ne nag waxtu wi ci classement bi ci groupe A bi Cameroun 4 poñ la am ak ñi di waa Mali 4 tamit Zimbabwe moom amagul benn poñ kon mën na jàpp ne sax éliminé nañ ko nag ci boobule compétition Burkina Faso am 3 poñ kon le 24 janvier foofu match bu am solo dina dox nag ci diggante ñii di waa Burkina Faso ak ñii di waa Cameroun mi nga xam ne ñoo dalloo boobule compétition Zimbabwe moom mooy laale ak ñii di waa Mali programme tey gile nag bu 16h jotee Libye dina laale ak ñii di waa République démocratique bu Congo 19h nag ci diggante Niger ak Congo lay doon. ci wàllu football ak nag super coupe bu Italie Cristiano Ronaldo defatina maninam jël na coupe bi ba noppi te nekk meilleur buteur. waaw waxtu wi nag kon mën nañ jàpp ne sacré Cristiano Ronaldo la ñu wax gannaaw nag ba mu taxee ni ki démb Juventus bu Turin jël ndam ci kanamu ñi di waa Naples bu Kalidou Koulibaly 2-0 moom la sax moo dugal but bi ak kii di Morata bi nag mooy 33e trophée bu Cristiano Ronaldo ci carrière am kon démb jot naa dugal lu toll ci 760 buts depuis nag ba mu tàmbalee que léegi Cristiano Ronaldo raw kon légende tchèque bi di Joseph Bican kon Mambay à 35 ans Cristiano Ronaldo woy nag di tekk ay jéego ci football bu àdduna bi kon mën nañu wax ne en tout cas booy war nañ ko gën a mën a bàyyi xel nag ndaxte def na carrière bu am solo depuis que ba mu démarré ba léegi ci benn nag courbe bu ascendante la nekk loolu lu am solo la. jaajëf Pape Mante Mboup. ki la jaajëfal. voilà kon Yacine dañuy wàcc si tali bi saytu dem baax dikk bi. Aba Diatta ana foo nekk.
Voilà, merci beaucoup Yacine. Progressé nañ sur la VDN, arrivé à hauteur de l'échangeur bu nekk foofu à hauteur de cimetière Saint-Lazare, pas trop de complications. Seulement échangeur bu Sénégal bu Sacré-Cœur 3 moom ay ralentissement si du véhicule yu bàyyi ko Ouakam transité si ancienne piste si jëm foofu la tax na mu jur ay ralentissement d'autres bàyyi ko aussi rond-point bu boulangerie jaune aussi bu ñu egsee foofu la aussi dañuy ralentir ci boobu l'échangeur yéen ñu ko dépassé aussi pas de souci au niveau de l'échangeur bu nekk ci Kër Gorgui ci suuf échangeur bi rek moom quelques ralentissements su ko defee aussi bu ngeen amee accès au niveau de l'autre échangeur bu Seydou Tall là-bas aussi ça se complique un peu ndax oto yi bàyyi ko avenue Bourguiba transité par l'école de police dañuy patienter d'autres bàyyi ko deux voies Mermoz ñu bàyyi ko ci corniche bi ñoo fay jagee su ko defee nag mu jur ay ralentissement autour de relais route de Ouakam su ko defee axe boobu rek romb université ba rond-point bi foofu la aussi ralentissement yi c'est seulement dû au stationnement anarchique boo ko dépassé pas de souci sur le reste du trajet mën nga progresser au téléphone mooy rond-point bu Sam transité ci fi nga xam ne échangeur bu Canal 4 pas trop de complications ci boobu la trajet Yacine Seck. Aba Diatta ba si kanam incha allah ci rajo leader bi lay doon Zik FM. ay ca kon Yacine dañuy jàll si pàcc bu mujj bi soxal bi lay jotaayu xibaar li yéene kay xëy dëxëñ lay doon ndax man Tulay Cubundooy